ñu ñëw nag fi nga xamante ni mooy kër Daouda Sarr bëggoon a xam exactement réalisation yi fi ministre Omar Gueye réalisé donc buñ fi ñëwee mu teg fi ay ndaw dañ leen di laaj exactement lan lañ def ci biir kër Daouda Sarr parce que dañoo ñëw fekk leen fi ñor seeni machine pour remédier inondation bi ñu fekk fi benn madame buy wuyoo ci turu Ndeye Marème madame nuyu naa la. waaw maa lay fay soxna si waa Ndam TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci wàcc si bi ngeen ñëw fii ci kër Daouda Sarr. waaw man maa ngi tudd Ndeye Marème Deme dëkk fii ci kër Daouda Sarr di responsable politique taxawal fii le ministre Omar Gueye ñu bokk ci les lions ministre Omar Gueye ministre Omar Gueye nag jàppale zone bi bu baax ci inondation yi. d'accord ñu bëggoon a xam exactement lan ngeen def fii nii ci kër Daouda Sarr parce que ñëw nañ gis nañ ndox bi bëri nañ gis nañ aussi ngeen sol seeni bot pour soutenir population bi gis nañ tamit ngeen yor seen ay machine waaw dañoo gis ni ndox mi mu ngi envahir kër yi. di yàq fondation yi du dugg ci biir kër yi le ministre xam ne comme moom mu ngi dox ci affaire inondation bi mu jox ñu ay moto pompe samedi bi passé non pas bi passé mais ba ko jiitu daf fi def 10 moto pompe yu mag ak non 5 moto pompe yu mag ak 10 moto pompe électrique pour ñu séddale ko population kër Daouda Sarr. d'accord ayca dégg ngeen loolu nga xamante ni mooy ndaw bi fi Omar Gueye yebal loolu la wax ba tax na nag buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax donc si toutefois rek kooku di ministre Omar Gueye def fii nii ay machine ay remède pour inondation bi dafay baax bu baax a baax population bi fi dëkkee fii ci kër Daouda Sarr wax ñu exactement lan lañ ci xalaat ayca sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. mu mel ni fii nga dëkk. waaw man fii laa dëkk maa ngi. mënoon nañoo xam tur beeg sant bi. man Isaaxa Fofana laa tudd. Isaaxa Fofana ñu bëggoon xam exactement nan nga gisee réalisation yi nga xam ne ministre Omar Gueye amal na ko fii ci kër Daouda Sarr. bon man lu ma ciy wax mooy depuis ba ñu amee inondation ba léegi ñu ngi gis ay ndaw ministre yi ñu ngi ñëw di ñu assister donc jëmoo def tout pour génn ñu ci ndox mi génn ñu ci mbënd mi. d'accord donc ñu bëggoon xam tey boo amee message booy lancé ministre bi wala yeneen population yi lan nga leen di wax. bon man message bi may lancé ministre bi mooy que lii mbënd la ñu ngi ci jàppale bu baax a baax nañu def tout de telle sorte que ba l'année prochaine ñu jëm ko bañ a dundaat donc gis naa ne ministre bi vraiment mu ngi taxaw parce que daaw amoon na fi donc ñu doon assister donc benn moto pompe bu ndaw la ñu indiloon te tey ministre bi indil nañu moto pompe boo xamante ni tey en un temps record ñu ngi gis mu baax muy pomper ndox bi di ko yóbbu kii tey moto pompe bu fi nekkee fii ak suba wala gannaaw suba te tawul incha allahu rabi ndox bi yëpp dina jeex te daaw tamit bon dañoo constaté woon ne daaw donc ñu fi indoon moto pompe yi tey dañoo bàyyoon nag suñu sago tey ñun ñoo doon débrouiller di jënd essence ñoo doon débrouiller di jënd gasoil mais tey loolu yëpp tey ministre bi tey dimbali nañu si tey tegal nañu ci moto pompe bi en même temps dañu indil carburant tey donc loolu tey c'est un geste à saluer vraiment. d'accord ayca ci Ndeye Marème lay ñëwaat ba tey parce que apparemment dafa mel ni seen réalisation yi du fii kese. non suñu réalisation yi du fii kese parce que am na Kër Ndiaye Lo am na Kounoune am na cité enseignant am na Ngalam am na cité Sire am na cité Médine fële am na ci côté sédiment bi aussi lépp ci ministre des collectivités territoriales moo ko fi def ndax Omar Gueye nag mu ngi ñuy doog a yor ndax 10 ans ci ginnaaw 11 ans am na ci loxo yu ñu nekkoon 2 mois kese wala 3 mois la ñu doog a dugg nii ci loxoy Omar Gueye te 2 mois yi mu ngi ciy def réalisation yu am solo yu am maanaa ñu koy gis fii ndax dëkk bi dafa lëndëmoon agresseurs yi bari fi te mu ngi ñuy indil ay éclairage public ndox mi tey jii yàgg na fee am ñun mais ñun moom mosuñu si am accès bay dem ci vers population bi pour di leen yóbbul ay moto pompe di leen ko aspirer nii mosuñu ko am ñoo ngi koy doog a am ñu am aussi keneen ku nekk nii sama côté. waaw maa ngi koy gis mu ñëw apparemment tamit dafa mel ni ci habitants yi la bokk mu nekk jigéen xam nañ ni sax parce que jigéen moom su inondation yi ñëwee moo ciy gën a sonn étant donné que da nga nekk mère de famille ñu bëggoon xam exactement inondation yi nan ngeen ko dundee ak nan ngeen gisee réalisation yi nga xam ni ministre Omar Gueye def na ko. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax ni ñu ngi gërëm bu baax ministre Omar Gueye di gërëm bu baax ay ñoñam ñi mu àndal surtout Ndeye Marème di wax ni inondation yi moom dëgg-dëgg ren ñoom ñoo ñu ci jàppale bu baax a baax parce que
ñun en tant que mère de famille problème bi ngay njëkk a am mooy nooy gérer say doom ak ndox mi ci sa buntu kër déjà santé xale yi ak yow say déplacement génn war a gérer xale yi ak gérer seen dund marché ba ak yooyu franchement sonal nañu trop guddi gi tamit du ñu nelaw ndax ay yoo ak bruit dund ñiy dundee ndox mi grenouille ak ñoo xam ne daal franchement boo koy dégg sax sa yaram bi dafay daw te ndox mi depuis mu ñëw peut-être début bi doon nañ gérer ku mën a gëmm xuus ci biir jàll mais actuellement commencé na di xeeñ commencé na di génne ay saleté commencé na yow ngay xam ne lii boo ci duggee di nga am infection en tant que jigéen ak xale yi nga xam ne peut-être seen yaram yi baaxul dëgg-dëgg ministre mu ngi ñuy jàppale bu baax waaye lu mu gën a ñëw gën a baax daal franchement ndox mi sonal nañu moom dëgg-dëgg sonal nañu. d'accord sonal na leen te gëm naa ne aussi tamit ministre Omar Gueye dina ci def ay loolu. nga bokk ci nouveau Lion yi. waaw waaw fi mu nekk moom nañu bokk. saf ngeen ci sàpp daal. waaw fi mu ne nii moom engagé nañu moom pour ànd ak ministre franchement jàppale ko ndax nit ki xamul kenn ku koy jàppale xale sax ak góor yam moom boo ko naxee mu ñoo ko la waaye ñun ñi tamit comme ñii ñu ñuy def daal wax dëgg yàlla ñun moom ñoom la ñu gis fi mu ne ndax bi ñu sonnee bi ñuy jaaxlee ñoom la ñu gis dëgg-dëgg moom pare nañu pour ànd ak moom takku bu baax pour ànd ak moom incha allahu rabbi. ayca dégg ngeen loolu nga xamante ni moom la maire bi wax takku pour ànd ak ministre Omar Gueye ba tax na da ngeen may topp ñu demaat ci yeneen zone xam bu baax a baax li nga xamante ni ministre Omar Gueye moo ko fa def ba tey habitants yi dañuy ñëw di témoigner si réalisation yi nga xamante ni moom la fi ministre Omar Gueye def tata nuyu naa la. fay naa la. ñu bëggoon xam tur bi. Sukayna. Sukayna fii nga dëkk. fi laa dëkk waaw. noo gisee inondation bi ni mu leen di sonalee ak réalisation yi nga def yi nga xamante ne ni ministre Omar Gueye amal na ko fii ci kër Daouda Sarr. waaw inondation yi de moom franchement ku waxal dëgg rek xam ne sonal nañu trop nag sonal nañu ndax yéen gis ngeen ko daal waaw ni mu ñu def nii te bu yàggee aussi baaxul si suñu kër yi mais macha allah ñi ngi sant suñu maire Omar Gueye ces réalisations yii mu ñuy defal ndax c'était pas évident que ñu oote tey rek am ko tey waaw premier jour bi ñu ootee ne dañoo soxla aide le même jour si lañ def seen délégation ñëw waaw xool état des lieux waaw dem rendre ko compte le lendemain ñu indil ñu machine macha allah. d'accord jaajëfal naa leen bu baax a baax comme ni ma leen ko doon waxee rek da ngeen may toppaat léegi ñu demaat ci yeneen zone ñu xool exactement li nga xamante ne moom la fa ministre Omar Gueye daal di def léegi lay doon ci biir Ndam TV. ñu ñëw fi nga xamante ni nag mooy Fass Kounoune quartier Gougué bu ngeen xoolee sama ginnaaw di ngeen gis ndox mi ni mu fa baree bu baax a baax waaye lépp léegi ministre Omar Gueye dafa jóg pour ut ci ay remède ñu fekk ki nga xam ne aussi muy woo ci turu code moo fi représenté fii nii ministre Omar Gueye code nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. ziar naa la bu baax a baax ma bëggoon xam exactement nan ngeen dundee inondation bi fii. waaw inondation bi fii boo gisee niñ ko dundee ay at yu bëri ngi nii sunu ginnaaw dañ daan inondé am ndox bu bëri mais daaw ñu gis benn taxawaay bi mais tey jii ak monsieur le ministre Omar Gueye wax dëgg yàlla mu ngi def taxawaay bu am solo ci ndox mi ndax fépp foo xamante ni inondation moom mu nga fa monsieur le ministre jël na ay pompe wax dëgg yàlla ak ay pompe électronique dugal ko fii pour ñu vider ndox bi. d'accord donc si je comprends bien yéen yaakaar ngeen ni pompe yi aussi mën na fee jëlee ndox mi. waaw toute façon moom pompe yi mënu fee jëlee ndox bi ba mu jeex mais mën na wàññi ndox bi. d'accord ñaata pompe moo nekk fii. actuellement nii fii def nañ fi benn pompe bu ñu fi indi samp ko fii nii au niveau fii nii ndox bi nekk que ñoom biram. d'accord benn pompe bi mooy continuer pour dindi fi ndox bi wala da ngeen fii samp beneen. non benn pompe bi du continuer du mën a continuer ndax situation bu nekk ak li muy laaj
fii ñu toll nii comme ñëw nañ ba gis ndox mi ni mu toll nii dinañ def le tout sunu kentulaay kantan ba bu fi lépp mënta jóge tam ñu xool situation bu ñu def ba ndox mi wàññee ko fi bu baax a baax. donc daal objectif ministre Omar Gueye mooy jële fi inondation bi kut ko kut. bu baax a baax ci tànk yooyu la nekk. ayca ci loolu ko wax fa lay jaaree gis naa kenn koo xamante ni aussi fii la dëkk apparemment moom inondation bi daf ko sonal bu baax a baax sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. Demba Samba laa tudd. Demba Samba inondation bi saf na sàpp ci yow de. waaw métti na trop. métti na ba fu métti waay yem. mais nag ñu ngi saluer premier pas bi ministre bi def parce que dégg na suñu yuuxu yónnee ndawam mu ñëw xool situation bi ndawam bi mu ñëwee it gis na situation bi xam ne situation bi c'est catastrophe foo ko takk rek weesu na fa. kon nag ñuy ñaan solution immédiat bi mooy lan ñu ñëw évacuer ñu ndox bi gis nañ ndawam nag kontaan nañ ci trop. mais moom le ministre Omar Gueye moom lañ bëgg mu ñëw fi gisal moom nga soxla moom laa soxla mu ñëw fi gisal boppam ndox mi ak ay bëtam ak le sous-préfet ma koy nuyuwaale au passage sama xarit la mais dama bëgg ñoom ñaar ñu ñëw ba gis ndox bi xam situation bi ni mu demee nga xam ne waxantewuñu affaire bi fi mu toll nii dafa jéggi doyo lu ne këtt nag lu ne jonn moo koy faj Omar Gueye ñun ñooy population am ñu ngi koy gis chaque jour Kër Massar mu nekk fa si inondation bi mais lan moo tax ñun ñii nga xam ne ñooy njabootam ñu gën ko jege fuuf boobu ba léegi ñuy revendiquer te mënaguñ ko gis kontaan nañ nag si premier pas bi mu def mooy yónnee na fi ndawam gis nañ ko muy Pël Gueye am taxawaay trop ci gox bi ñu ngi koy remercier bu baax di ko saluer loolu kontaan nañ ci trop muy geste boo xam ne apprécier nañ ko bu baax mais nag dama bëgg la ministre Omar Gueye mu ñëw xool fii njabootam gi nekk fii instant bi li ñuy dund parce que suñuy xale ñoo fi ne ndox xam nga fu mu taa day bari yoo te yoo xam nga foo ko dégg rek sibbiru moo ciy topp bu lay matt rek bu yàggee da ngay am infection kon yaakaar naa warul man seetaan njabootam ñuy dund situation boo xamante ne nii c'est catastrophe kon ñu ngi koy saluer encore di ko lancer waat message mu ñëw gestu njabootam ci ndox bi xool nan lañ koy évacuer parce que il y a des moyens de l'évacuer mën nañ ko gasal canal parce que man en propre samay propre moyen bëggoon naa fi indi benn pocolin mais pour mu gas fële moo indi problème mais état nag bu ñëwee di liggéey kenn du ko wax ne yow doo liggéey fii wala fële man yenn coow yi mënu ma ci rattraché wu mais bu dee état du Sénégal lu mu bëgg a assainir man naka assainir te ma Samba du wax ma Demba du wax boo laajee population yi fi nekk yëpp pocolin bi ñëw na fi ki ko waroon a dawal ñëw na fi ba ñu dem xool situation bi ñu ne mën nañ xotti digg bi mais dañ ne dafa am ay enjeux yu traversé ci biir loolu nag bu ñëwee ak ay technicien am dinañ xam niñ koy liggéeyee ba déwén situation bi ñu dund nii duñ ko mën a dund. donc tey boo c'est-à-dire da ngay sàkku aide ci ministre Omar Gueye donc boo amoon benn loo koy proposer solution pour remédier ci inondation bu metti bi lan lay doon. li ma koy proposer mooy mu ñëw jàppale ñu si ndox bi rek. ñun loolu sànq dégg naa nga for naa ci say wax plan ngay wax waxu plan Orsec. waaw plan Orsec boobu moom laay gën a appuyer parce que plan Orsec rek moo mën a génne inondation yi ci Sénégal te yaakaar naa président de la République moo ko lancé génne ci ay milliards yu bari. déployer ci ay milliards yu bari ñuy dégg milliards yaakaar nañ ne nag milliards yooyu bu fekkente ne ni ñu jëlee plan Orsec bi continuer nañ ko si yaakaar naa ndox dootu taafen parce que defar ay canalisation moo gën dédommager ay kër ñuy wuti jiwaat faneen fu ñu dëkk parce que fii yoon yi yaatu na rue bi ñu taxaw ni rue 20 mètres la loo fi bëgg a def mën nga ko fi def kon yaakaar naa problème mu canalisation du doon problème loolu rek lañ koy ñaan suñu kilifa la parce que bi muy def politique fii la suñu kanam ñu jàppale ko ba yàlla def ko tey li mu ko def mu doon fi maire doon fi lu ne ba doon fi tey ministre ëllëg si biir mën na am sax leneen lu ëpp ministre mais nag nay gestu njabootam parce que sa njaboot bu demee ba maire rek mën na def beneen choix yooyu yëpp mën nañ ci bañ a fekk ñu gunge ko taxawu ko accompagner ko ba yàlla fa mu bëgg a yegg yàlla yeggale ko fa loolu rek lañ koy ñaanal wa di remercier Pël Gueye bu baax parce que geste bu noble la def bi ñu yuuxoo dégg na suñu yuuxu ñëw rendre ñu visite indi na gasoil bi moto bi moo ñu ko joxoon indi na gasoil bu koy sol loolu saluer nañ ci trop di leen gërëm di leen sant wasalaam. ayca jaajëfal nañ ko bu baax a baax dégg nga yuuxu yi nga xamante ni moom la population bi lee di fas ku noonu yuuxu Omar Gueye nag ñëw wallu leen bu baax a baax ayca da ngeen may toppaat ñu continuer xoolaat yeneen gox yi réalisation yi fa ministre Omar Gueye amal.
Aïcha ba ñu jógee nag gis ngeen jaar-jaar yi ñu am jaar nañ Kounoune Fass Kounoune dem nañ ci koñ yu bëri yi nga xamante ni inondation bi sonal na leen bu baax a baax instant bi nag ñu ngi fii ci Kër Ndiaye Lo Kër Ndiaye Lo nag dañ fay fekk benn ndaw ministre Omar Gueye moom la fi teg muy wóor ci turu Mame Cheikh nuyu naa la. ñoo ngi lay fay bu baax di la sant. Mame Cheikh gis nañ inondation bi sonal na leen bu baax a baax à travers image yi ñu am ma bëggoon a xam exactement nan ngeen di dundee inondation bi ak nan nga gisee li lu rafet li nga xamante ni ministre Omar Gueye def na ko tegal leen fii ay moto pompe. waaw di nuyu waa Ndam TV avant tout di def benn rappel bu ndaw par rapport ak fii ni mu meloon année yi weesu presque ndox bi demoon na ba 1,50 m la doon am hauteur. te bu nawet bi masaana jeex dañ fiy toog pendant 6 mois ndox mi du fi jóge population baa ngi may déglu saret yi fii lañ daan roote nawet bi dina jeex lu yàgg saret yi ñëw di fi roote alhamdulilah bi ñu amee ku ma ni ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire mu jox nu dispositif bu am solo parce que fii may wax ak yow ñeenti moteuru pompe ñi ngi fi ñaari ngi di tàkk suñu côté benn bu 150 mu nga fële beneen bu 80 mi ngi suñu côté amatul benn jafe-jafe ndox ndax lu mu yàgg-yàgg ndox mi dootu fi def 3 jours ñu évacuer ko ba mu jeex kon mënuñu lu dul remercier le ministre Omar Gueye di remercier ñi ko toogal Kër Ndiaye Lo ku mel ni Aïssatou Gueye def na ci liggéey bu am solo chaque jour day jaar ànd ak technicien bi indi gasoil vérifier machine yi ndax ñi ngi jaar yoon wala jaarul yoon kon ñun ñi dëkk fii à travers ma voix wax dëgg yàlla lii ñu fi am mosu fi am dañ daan nekk ci ndox mi en presque 6 mois yëpp ci ndox la ñuy nekk donc kon ministre Omar Gueye bu defee effort yu mel nii jox nu benn tuyau boo xamante ne fii la commencé tuyau bu mat 600 mètres ñuy verser ndox mi ci ginnaaw gaz bi amuñu lu dul sant ko jaajëfal ko wax dëgg yàlla acte bu rafet la. d'accord jaajëfal nañ la bu baax a baax Mame Cheikh Aïcha gannaaw ba nga xamante ne nii nag population bi ñoo fi nekk ñooy dund métit bi ñooy dund lépp loo xamante ni inondation mi ngi leen koy posé nañ fay fekk suñu papa nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax. ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. Amadou Ndiaye laa tudd. Amadou Ndiaye maa ngi dégg ñu naan commandant. voilà waaw tout bi dañ ma koy dakkantale quoi. bon j'étais commandant brigade retraité bon fii laa dëkk. Aïcha papa fii nga dëkk gis nañ sa kër ndox mi dafa laa wër bu baax a baax nan ngeen dundee inondation bi. ah non métti na trop ne ko kii sama interlocuteur bi wax rek tout de suite là métti woon na trop quoi chaque année c'est le même scénario day taa ba fees amuñu woon benn problème pour mën ko évacuer sinon dañuy xaar ak les moyens de bord bu mu génnal boppam maintenant ren y a une pluie exceptionnelle y a un hivernage exceptionnel moo tax vraiment mu egg à ce niveau là maintenant ce que je salue à travers ça c'est vraiment aussi des actes qui ont été posés par le ministre Omar Gueye avec ses collaborateurs. Je ne vais pas citer de nom. Il a des collaborateurs ici, mais je ne vais pas citer de nom. Mais moi, personnellement, j'ai vu ce qu'il a fait. Et ça nous a soulagés. Soulagés trop bien. Parce que pour l'on peut y installer fille aussi, c'était le calvaire. Ce serait le calvaire parce que il est une kër yi. Maintenant, ce que je veux accès sur ma intervention, moi, là, parce que au-delà même de votre considération, c'est un problème, c'est l'État qui doit le prendre à bras le corps. Le taureau, il faut le prendre par les cornes. Ça veut dire quoi? Résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. En tout cas, ou bien, dans le long terme, on n'est plus à vivre ces situations-là. Il y a des zones non édificantes qui sont là. Quel mënu ko dëkk? Dañ ko war a exproprier cette propriétaire, def ko une zone de captage, utal ko tuyau mu génn dëkk bi. Deuxième sujet, bon, il y a l'eau de parcelle qui est là. En face de chez moi, c'est des cuvettes qui reçoivent énormément d'eau. Vous faites des âmes trop plein, déversez nous. Aussi, on ne peut pas subir ça. C'est de l'injustice. Maintenant, j'ai dit qu'à travers votre télévision, vraiment, j'interpelle M. le ministre de remercier au passage.
avant tout ba pare di ko interpeller pour que vraiment pour mu ko xone on a mis le doigt là où ça fait mal c'est-à-dire le problème il faut le résoudre à la racine il faut l'éradiquer à la racine c'est-à-dire mooy identifier les parcelles gars yi clôturer ko bu ndox bi ñëwee am yoon bu mu jàll dem mais bu ko fi bàyyi muy nekk poche chaque année mais le problème demeure éternel en tout cas papa mu mel ni moto pompe yi dafa mel ni ren la fi soog a am te ministre Omar Gueye moo ko fi oui maa ngi door a gis moto pompe yi daaw am na ku fi doon moto pompe day liggéeyal Omar Gueye aussi man je vais pas citer non parce que man du ma politicien pour ne pas verser dans des histoires yi nga xam dañ may indexé bien di ma cataloguer non moi non daaw am na ko fi essayé c'est un collaborateur aussi de monsieur Omar Gueye le ministre moi je sais tout ce qui se passe mais ren c'est exceptionnel il a fait vraiment un coup de génie ça je peux dire parce que bu loon la moto pompe de 150 là-bas ak bu 80 bi ak bu 80 bi aussi ça allait nous causer d'énormes problèmes duñu ci génn mais je le dis on lui dit bravo comme ni ko sunu dëkkandoo bi waxee bravo et merci beaucoup mais ce qu'on veut qu'on nous résout le problème là une bonne fois pour toutes. une bonne fois pour toutes comme ça ndox mi jóge fi. ñu jëwaat la même chose déwén la après déwén ainsi de suite jusqu'à l'infini on ne peut pas vivre qu'on a vu ça. Parce que ça aussi ça aide l'État aussi à économiser de l'argent. Parce que chaque année vous déboursez des milliards des millions pour ne rien faire autant associer tout le monde. Associer tout le monde dans la réflexion et dans la mise en œuvre de projets durables et viables pour que vraiment on n'aura plus à parler de ces problèmes d'inondation là. Bon, je vous remercie beaucoup. Tous les vraiment dirigeants politiques, les leaders politiques qui sont à Kër Mbaye Fall, maa ngi leen di remercier ah. Du ma citer de nom mais ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier maa ngi leen di remercier quoi. Autant pour ma Kër Ndiaye Lo maa ngi leen di remercier ñoom ma gis naa seen taxawaay depuis inondation bi mu taxawee ñu ngi sol seen dàll di def lu ñu mën ak lu ñu mënul. waaw du ma citer tur nag pour éviter ay problèmes parce que damay limité wu rek ci li ma constaté mais vraiment je leur tire le chapeau muy xale mag góor jigéen tout le monde je leur dis bravo et merci beaucoup. ayca merci beaucoup dégg ngeen ni ko suñu papa waxee dafa bëgg carrément ndox bi jóge fii totalement ñu bañ fee nekk ci di insérer ay moto pompe di insérer quoi que ce soit dafa bëgg remettre totalement pour inondation bi may leen jàmm ayca ministre Omar Gueye ñoo koy déggandoo nee nañ inondation bi lañ bëgg mu jóge fi te j'espère que dina fi jógee ndax nag nee naa leen ndànk-ndànk rek la ñuy def ba andi solution ci inondation bi te xam naa ne Omar Gueye dina ko andi. ayca nee naa leen ku ne ministre Omar Gueye ne Aïssatou Gueye ku ne ministre Omar Gueye ne Pël Gueye parce que nee naa la fépp fu Omar Gueye war a nekk rek boo gëstoo dañooy gis Pël Gueye muy dox bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy évolution mbiru ministre Omar Gueye ba tax na nag du ma wax ci ginnaawam parce que moom mi ngi nii taxaw sans pour autant tarder rek dañ koy bàyyi mu wax réalisation yi nga xamante ni moom la ministre Omar Gueye amal fii ci dëkk bi ak mu wax ñu tamit solution inondation bi fan la jëm carrément ndax dafay am suite wala fii lay yem dañoo bëgg xam naa ne daal moom jarul sax ma leen koy présenter parce que mën naa ne instant bi moom ñëpp a ko xam ayca madame Gueye nuyu naa la. c'est madame Seck maa ngi lay fay. ah c'est madame Seck. maa ngi lay fay waa Ndam TV di leen remercier ci ànd bi nga xamante ne ànd nañ depuis ce matin ànd ak yéen di def tournée macha allah di leen sant di leen gërëm mais di leen ñaanal yàlla ca kaw ca kanam ci seen liggéey. waaw di wax man la Aïssatou Gueye ñu koy wax Pël. ànd ak le ministre Omar Gueye ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires ñu ànd ak moom di liggéey pendant des années tey ren nag ku ne gis na inondation bi nga xamante ne dafa nekk partout au Sénégal mais daf ci def liggéey bu mucc ayib ñun fii ci suñu zone bi moom la ñuy wax les 5 villages yi nga xamante ni moom la ñu rattaché à Sangalkam inondation bi daana am chaque année mais ren dañu am benn cas bu exceptionnel parce que daf ñu defal nag loo xamante ni musuñu ko gis ndax tey yaakaar naa ni population bi ñoo ko waxal seen bopp fépp foo xamante ni jaar nañ fa tey ñu ngi njëkkee ak Kër Daouda Sarr gis ngeen la fa nekk gis ngeen population bi li ñu wax ñu jóge fa dem Fass Kounoune dégg ngeen population bi gis ngeen ndox ma fa nekk ñu jóge fa dem cité enseignant gis ngeen population bi li ñu wax même waa Kounoune de ainsi de suite tey ñu ñëw Kër Ndiaye Lo tey boo ñëwee fii ñu nekk ci Kër Ndiaye Lo pratiquement daaw ñu leen tegal sax machine bu tax ñuy wax tey yéen a ngi fi gis ay moto pompe yoo xamante ne presque 4 la bii nga xamante ne mooy doom mi ngi dem 160 mètres cubes par heure nga xamante ni moom mooy évacuer ndox mi tey boo gisee fii ñu taxaw kenn mënu ci woon taxaw parce que ndox mi da daan dem ba nga xamante ni comme man dama gàtt ndox mi day ñëw ba passé sama ndigg tey macha allah ñu ngi taxaw nii di ci waxtaan.
Aïcha ma bëggoon a xam exactement est-ce que population bi yombalal na leen seen accès fii ci inondation yi ndax ñu ngi leen di dimbali bu baax a baax pour ngeen mën a amal seen ay réalisation non population yi moom dama leen di defal mention spéciale fépp foo xamante ne dem nañ fa rek population bi ñoo nekk première personne yu génn ci inondation bi amul fenn foo xamante ne dem nañ fa teg fa machine di fa def installation te population bi génnul jàpp ci parce que nag fépp foo xamante ne teg nañ fa machine rek population bi ñoom ñoo nekk ñi njëkk a impacté ndox mi tey nit nag doo ñëw di ko dimbali di ko tegal wala mu toog di la seetaan franchement population bi dama leen di defal mention spéciale ci taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko ànd ceeg ñun ci inondation bi. d'accord ma bëggoon a xam madame ministre Omar Gueye ay réalisation ci lan la toll ak fan la jëm exactement dafay yem ci 5 villages yi nga wax wala dafay continuer. waaw ku xam ministre Omar Gueye xam ko ci Sénégal parce que réalisation romb na fii di dem koo xamante ni 2012 ba tey nga ànd ak président Macky Sall ñu dénk la ministère yoo xamante ni fépp foo jaar bàyyi nga fa say empreinte 2012 ba tey yaakaar naa ne moom moo bokk ci ministre yi nga xamante ni depuis président Macky Sall installé ba tey mi ngi ànd ak moom du gouverner kon moom ay réalisation romb na fii di wéy. donc mën nga ñoo wax rek exactement fan la réalisation yi toll instant bi. waaw xam nga ñun boo xoolee fii actuellement nii biñ ñu rattaché Sangalkam ak léegi ci 4 mois lay toll ci la officiel lépp loo xamante ni moom mi ngi koy mën ci kemt lay kattanam mi ngi koy def parce que fépp foo doon dem ci suñu côté bii day lëndëm ba nga xamante ni population yi du ñu ñemee génn mbala lu ñuy dox ba 18h dañuy toog parce que lépp lu ñuy jëndi dañu koy jëndi avant 18h ndax amuñu woon accès pour génn tey boo fi taxawee fu la guddi fekk day mel ni yaa ngi ci bëccëg ndax jaar na ci ay cité Santanak cité Albert Royo Ndiaye Lo 2 cité Dabaax dem dikk dem nañ Daara Cubbu mu def fa installation bu mucc ayib ah cité yi la même chose te boobaax léegi yàggul parce que ça fait 4 mois. d'accord Aïcha madame jaajëfal nañ la bu baax a baax ma bëggoon xam exactement rek ban message ngay lancer population bi ak ban moo ngay wax ministre Omar Gueye. waaw di lancer population bi ni leen c'est le moment bi nga xamante ni dañoo war a jóg temm taxaw ñu ngi nekk ci révision liste électorale bi tey population war nañoo mën a jóg kenn ku ci nekk xool këram xool carte d'identité xool carte d'identité njabootam pour mën a xool ndax ànd nga ak li nga xamante ni moo lay may nga dem voter ji parce que bientôt nag les locales kon population bi dama leen di lancer un appel ñoom ñëpp jóg tey la majeure partie fi ñu dugg dafa nekk zone yi nga xamante ni Kër Ndiallo extension Kër Ndiallo extension bala nga dem cité extension bala nga dem Kounoune extension boo ko déggee mooy ñi nga xam ne mooy ñi toxu say ñëw dëkk si ñooñu tey boo xoolee seen lieu de vote nekkul woon fii seen lieu de vote dafa nekkoon ailleurs fa ñu dëkkoon kon ñooñu dañ leen di lancer un appel ñu jóg pour changer seen lieu de vote pour mën a tamit changer li nga xamante ne moo fi nekk parce que nag franchement dañu nekk 9 ans boo xamante ne dañu nekkoon commune Bambilor ñu nekk 9 ans en retard kon nag il est temps ñu mën a changer suñuy lieu de vote pour mën a ànd ak le ministre jàppale ko pour au moins ñu mu mën ñoo saafaral jàngoro yi nga xamante ne moom la ñuy dundee depuis lors. d'accord madame Seck jaajëfal nañ la bu baax a baax ñu gën koo xam ci turu Peul Gueye alors chers amis téléspectateurs lii laa leen andiloon tey ñu ñëw xool réalisation monsieur Omar Gueye monsieur le ministre Omar Gueye sax laay wax ndaxte nee naa leen buñ nee nit baax na rek dañ naan mbokk yaa ko wax waaye tamit su mbokk yi waxee population bi ngay defal tamit dañuy wax ba tax na boobu ba tey suba ba tey yéen ak ñu topp gis ngeen population bi jërëjëf Omar Gueye rek ngay doog donc monsieur le ministre fi nga ko teg foofu la bul ko tegee benn yoon ndaxte nee naa leen ku ñeme Omar Gueye ku nekk sa sécurité garanti na ko bu yàgg Aïcha donc ma leen di jox dig daje ci beneen édition d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Ndam TV